salaamaaleykum mbokk Sénégal mbokk diaspora bi Immigré TV moo dellu si di leen nuyu tey nag ñu am mbégte mu rëy ci seen cadre émission au café du coin di dalal gan gu sori ci ñun gan gu màgg wala bala ñuy sori rek ci émission bi dañuy bàyyi générique bi mu dugg ñu dem dikkaat régie yéen a ngoog. salaamaaleykum Daouda sama gan maa ngi lay nuyu Immigré TV di la dalal ci cadre émission au café du coin. maa ngi lay nuyu Cheikh di nuyu waa Cologne waa Allemagne di nuyu waa l'équipe di dimanche te di profito ci invitation bi nga ma defal di remercier Serigne Adama Niang moom mi ñu tax ñu xam Babacar Ndiaye di manager de Leipzig bi muy yëgee ne am nañu benn club di dimanche bi ndeysaan dafa ñëw may ñu ay maillot may ñu blouson seet suñu sax. mooy lu rafet. dimanche passé donc. ñu ngi koy nuyu mënuma démarrer émission bi te remercier wu leen. nuyu leen di wax jaajëf Babacar ak sëñ Adama Niang. kon ñu nuyu Babacar aussi de passage muy doomu Sénégal aussi. di fierté aussi bu Sénégal. Daouda sama laaj bu njëkk nag mooy delloo la Sénégal. Daouda fan la fekk baax ci Sénégal. man maa ngi fekk baax Sicap Jëppal 3. yaroo fa màggee fa jàngee fa. liggéeyee fa. laata ñëw fii en Allemagne en 1997 novembre 1997. ba ma ñëwee fii am ñaari copains yu baax. dalal ma. kenn ki mi ngi tudd Abou Sow kenn ki tudd Ifra. di leen jaajëfal te di leen remercier. surtout si dalal bu jekk. dalal bu baax. toppatoo ma. ba ma mën a demal sama bopp loolu maa ngi ciy remercier bu baax a baax. dëgg la ñoo xam ne rek mi ngi sama xel du ma ko fàtte te mosuma fàttalu. muy lu am solo aussi. coloré dafa am solo. dëgg la Daouda. moom mu jóge Sénégal. jóge Sicap ñëw fii bon bu ma ko sañee wax ma wax booy Sicap la ñëw fii def jàngam am métier am Daouda ci ban domaine lay yëngu. ba mu ñëwee fii maa ngi commencé woon liggéey d'abord benn société française bu ñuy wax Browse nekk Porsche ba ma fa jógee xam nga rek man dama am benn esprit révolutionnaire quoi. ba ma fa jógee xawoon naa fa am tuuti problème ak chef bi ma mujj xam ne fii daal suma place ma démissionné. ma démissionné si laa dem dugg si benn société bu mag. boo xam ne dañuy produire ay voitures. te mënu ma wax tur bi. dëgg la comprendre ndax maanaam ci automobile nga nekk. voilà donc mu nekk firma bu gën a mag ak Cologne. xam nga ne yàlla bu lay dimbali des fois booy lang yu baax. dëgg la xam nga am kenn ku ma fa dugal. ba ma fa duggee tamit def naa fa benn formation bu ñuy wax logisticien. dëgg la si laa nekk nag di liggéey ba heure bii. dëgg la waaw ba maa ngi fa dugg 2003 ba ñoo ngi ci def naa 2020 léegi. dëgg la muy expérience bu yaatu di 17 ans bu ma juumul. te ñu gis ni filière bi nga nekk. Sénégal am na ay suñuy rakk. suñuy jarbaat yu koy jàng. muy affaire transport ak logistique. Daouda tey boo doon xool filière boobu Sénégal. xalaat nga ni war nañ faa mën ni indi expérience bi nga jëlee ci Allemagne fii dolli ko ci réew mi pour suñu xale yooyu. mën nañ ko def te am na sax ñu ko commencé di jàng foofu parce que man am naa benn jaatbaat bu dugg ci domaine boobu. mais comme ñun moomuñu suñu bopp. mu mën na ko ñu créer dara. looy tuddee ñàkk moom suñu bopp. indépendant nañ Daouda. non mën na koo indépendant. mën na koo indépendant jege woo ko sax. 1960 ba tey kon du indépendance. pour yow mais ndax nga mën a nekk indépendant yorloo ca xaalis bopp. amuloo sa làkk bopp. loolu ndax la mën a nekk. waaw loolu de. dañu lay lebal xaalis pour nga fay. lu am lu ñuy dund la dëgg la. du dëgg. te indépendance c'est d'abord l'esprit. pour nga indépendant. il faut nga am système éducatif bu baax d'abord. dëgg la. nga commencer par l'éducation. ak formation. dëgg la. ku dëkk bu ko amul. doo indépendant mukk. dëgg la. éducation Sénégal baax na
jaar nga ci jaar naa ci xanaa formation bi la ñuy wax ni moo baaxul wala. éducation xam nga Dieu a répandu le monde. offrant à chaque peuple. de par sa situation. dëgg la. ni tubaab bi yaree seen doom. ñun mënuñu ko yaree suñu doom. loolu dëgg la. parce que diine gi bokkul. culture bi bokkul. dëgg la. te gëm-gëm bi tamit dëgg la. bokkul. dëgg la. ñun on est viscéralement musulman. dëgg la si la ñu juddoo. si la ñu yaroo. dëgg la. tubaab bi seen indépendance ak seen développement. ñu ngi ko jëlee si esclavage. ak dëgg la oppression. dëgg la. ñun loolu mënuñu ko def. dëgg la. yàlla may ñu ko sax donc moo tax ma ne indépendant yombuñu. lu ñu war a xoolaat la te def naa bu waxtaan bi gën a sore. am na solo damay négandiku ci question boobu dinaa ci ñëwaat. waaye tey Daouda dafa am lu dab àdduna bi. maanaam muy jàngoroy coronavirus. ñu gis ni yéen tamit secteur bi ngeen nekk man xawma yow laay laaj. ndax bokk na ci secteur yi affecté wu yi corona bi jàpp lool. wala teewul corona yéen a ngi am di dem ak ñëw di liggéey ak jàngat boo may jàngatal ci corona noo ko gisee. xam nga corona doo xam nekk lu bees. corona yàgg na. dans le monde. du lu bees. feebar la comme maladie saisonnière. comme ni ko tubaab di wax. seddaay bu ñëwee. virus yi day muté wu. dëgg la mooy grippe daal. grippe bi nga xam day faral di am. grippe la. te fii xam nga ne yaa ngi dëkk Allemagne maa ngi dëkk Allemagne. dëgg la chaque année grippe aviaire ñëw. grippe bovin ñëw. léeg-léeg sax mu laal xar yi. dëgg la ba dañu ne léegi xar kenn dootu fi rey nag kenn dootu fi rey. muy lu am parce que bi nga commencé wàll les humains. muy lu am. donc virus yàgg na fee am. mais virus bi moom defe naa man sama xam-xam. ak si lu mu dund. mu koy dund si sama liggéeykaay man fi may liggéeyee dafa mel ni dëkk. dafa mel ni nga jël Pikine rek def ko société. de production. logistique. Ford. safurla ngeen jégal ma. bien sûr Ford tu peux aller Ford c'est une grosse marque. mu mag a mag la. plus de 2000 personnes ñoo fay liggéey. bi virus bi commencé ba léegi man je suis membre BITFIRAT syndicat bi laa bokk. syndicat Ford. waaw man lu fa ñëw. parce que léegi je fais partie des anciens. dëgg la parce que ña fa nekkoon jël nañu xaalis dem. wala ñuy bàyyi nañu. tu vois noonu la demee donc man maa ngi fay liggéey depuis mois de mars bi ñuy déclaré ne. coronavirus wër na àdduna. ñun dañu tëjloo pratiquement 6 semaines. liggéeyuñu ko. mun naa wax sax ne ëpp na 6 semaines. si ma mémoire est bonne. 7 semaines. mais duñu continuer duñu fay. lii am man sentiroon naa ko. parce que man yëgoon naa ne dina am luy xewi. xamatuma kañ la. kañ la dëgg la. depuis l'avènement de Trump au pouvoir. nit ñi nga doon sentir ne le monde est en mutation. dëgg la. am na luy ñëw am na luy changer. xaw ma nag si plan spirituel bi la. xaw ma nag ci business beeg wala li tubaab bi di jéem a créer seen bopp. loo xam ne ñun maîtriser wuñ ko. il y a 3 ans de cela. ñun dañu doon liggéey guddi gi. dëgg la. mais dañu ko bàyyiloo. 3 chiches. 3 temps. mu jigéen ñu wàccee ko 2 temps. pour te dire que tubaab bi ak seen tappale dañuy déclarer crise. mais seen production du wàññeeku. gis nga su may wax. gis nga benn voiture. Ford Fiesta. supposons ngeen baal ma. parce que vas-y il faut nga expliquer ñu xam. seen coût de production c'est à 4000 francs. 4000 euros. 4000 euros. bu ñu ci génnee seen dépense yëpp. loolu lay coûter. waa société bi. boo ci génnee lépp. parce que am na ay matériels yoo xam ne. Chine lay jógee am na yoo xam ne Espagne lay jógee. am na yoo xam ne France lay jógee am na yoo xam ne Pologne lay jógee. am na yoo xam ne Turquie lay jógee. léegi fi ñu nekk assemblage lañu def. mooy fi ngeen nekk fii Cologne. voilà. boo gisee benn oto rek ça coûte 4000 euros. weesu ko mais ñaar lañu ko jaayee 20 000 euros. xam nga ñooñu duñu mës a perte. te chaque jour ñu ne dañuy déclarer fay. kon daal buñ la déggee moom affaire yi moom leerul am na lu ci laxasu. léegi bi corona bi ñëwee. mais il faut ñu profiter ci parce que il y a plus de guerre dans ce monde. xam nga man fu may référé wu man fi may liggéey. gisuma benn cas positif amul fa. dëgg la sur ay 1800 personnes. dëgg la bi corona commencé ba léegi c'est ce qui est bizarre
te ñun dañuy toogandoo dañuy waxtaanandoo léeg-léeg dañuy jël suñu masque yi sànni dañuy def lu ñuy neex foofu ma toog ma ne mais affaire bi c'est bizarre moo tax ma référé wu ci Trump son comportement bañ ne moom du sol masque te di wax les Américains ne bu leen confiné wu dem leen ngeen liggéey. yaa anguille sous roche. anguille sous roche dëgg la mën nañ poser wu question boobu. mën nañu poser question boobu am wax nga dëgg. l'homme le plus informé au monde. ouais. coronavirus. bu dangereux woon comme yeneen feebar yi. mais man tey du ma nekk fii du wax. dëgg la ndax fa muy liggéey dafa bëri nit. dafa bëri nit. c'est vrai. dafa bëri nit te amul mesure de bu ñu koy sax seen mesure de. yooyu ñuy wax naan coronavirus dugg na fii génn fii bu jege wala bu laal yooyu mais foofu dañ koy def à longueur de journée. dëgg la muy jàngat bu am solo Daouda sa position la ñu nangul la ko. parce que loolu moo di démocratie. coronavirus bi bien que nangu nga ko. mais jàngat nga ni ñu am na daal ay rëq-rëq ay lëndëm yu leerul ci bopp nit ñi. lu ñu war a seetaat la. xam nga Trump. il est venu au pouvoir c'est le seul président américain boo xam ne deful guerre. ci mandat. dëgg la. ñi ko presse dañu. ils ont fait la guerre. dëgg la. ba bërki démb maa ngi ko gis muy kaas. di sànni xeer waa Pentagone. di leen wax naan yéen seen intérêt mooy guerre rek. kay ay guerre ngeen fi créé pour ngeen mën a jaay seen arme. mais man du ma guerre. parce que poussé nañ ko mu guerre ak les Iraniens. waaw mu bañ. dëgg la. léegi comme guerre amul. et puis l'Occident se nourrit des conflits. mënatuñu jaay ay armes. foog ñu jaxase àdduna bi daal kon. mënatuñu jaay armes. wala guerre bu amoon Libye. Russie ak Turquie dugal nañu seen loxo pratiquement léegi mu jeex. dëgg la bu wàññeekul. Syrie Russie dugal nañu seen loxo. dëgg la ak fan. léegi guerre amatul terrorisme bi ñu doon woowee sax léegi bi corona bi ñëwee kenn waxatul waxam. dëgg la le monde est estimé à 7,5 milliards et quelques. d'individus. science ñu génnee benn piqûre wala ay médicaments force ko nit ñi boo si jaayee 3 milliards combien ça fait. ouais. mooy jàngat bu am solo. boo xam ni jar na ñuy jël analyse u kenn ku ci ne. parce que loolu mooy tax ñu mën a am maanaam données yi ñu soxla ak perspective yu bari. waaye dañuy avancer ndax corona bi rek sujet la waaye dañuy foog ñu avancer. Daouda actualité oblige encore muy li xew Sénégal muy mbënd mi inondation yi population sénégalaise bi ñu ci bari ñu leen masawu ñi ci génn àdduna ñu li ñaanal yàlla mu xare leen àjjana woyefal suuf seen kaw di jaal seeni mbokk di ci profité en tant que sénégalais di la ci laat yow sa xalaat affaire bi doy na waar de ni nga ko gisee. non ëpp na doy waar man du ma critiquer rek Macky Sall. régime Senghor. ba Macky Sall la tous dans le même panier. dëgg la tous dans le même panier. pour lan wax loolu man mënuma concevoir. man je parle en tant que musulman. viscéralement musulman. man dafa am loo xam ne man dama ko gëm. dafa am loo xam ne dama ko gëm. te dama koy dund. système bii ñu bëgg a gouverner. en Afrique. surtout au Sénégal. pays à 95 mun naa wax 98% de croyants. waxuma rek musulman. ah de croyants. mais naka la ñu mënee ñun dund ak système mu jàmbur est-ce que système boobu adéquat na ak ñu suñu culture. suñu religion. mais dafa mel ni yàlla waxul. man je me demande souvent on suit Dieu ou bien on suit l'Occident. on suit Dieu. ou bien on suit l'Occident. en tant que musulman. man foofu laay waxee. mënuma concevoir yàlla wax li muy wax ba pare. yónnee ay prophètes. ne dem leen ngeen wax. ci Adam ba léegi. ñun mënuñu dégg loolu. dëgg la Occident ban système la ñu wax ne àndiwul. communisme jaar na fi. socialisme jaar na fi. capitalisme jaar nañ fi. tey ñoo ngi ci démocratie. démocratie ban dëkk la doxal fii dans le monde est-ce que Dieu même est démocrate. lu ñu jar a laaj. une question ouais. est-ce que Dieu est démocrate. moi je dirais non. parce que il règne à maître incontesté
incontestable sur ces créatures célestes. Et il voudrait bien régner à mettre incontesté et incontestable sur ces créatures terrestres. Qui est plus intelligent que Dieu? Lui qui nous a créés et qui sait ce qui est bien pour nous et ce qui ne l'est pas. dëgg la Qui est plus intelligent que lui? dëgg la Quelle est la meilleure législation au monde? dëgg la Le meilleur législateur? Sinon Dieu. dëgg la nga dafa bàyyi ñu bind. xel ci tubaab bi waaw. waaw dafa bind. dafa bind à travers les prophètes. Jésus bi mu fiy jóge lan la waxoon chrétiens yi bon mun naa wax chrétien parce que. oui bien sûr. ñoom bien sûr sa communauté. waaw cette loi qui est faite au ciel. doit se faire ici sur terre. bu ngeen ko defee l'impuni ne restera jamais. prophète Mohammed ñëw ne yéen ba may dem. dinaa dem mais naa leen fi bàyyil ñaar yi. dinaa leen fi bàyyil Coran bi ak la charia. xam nga boo nee charia on nous a tellement opprimé. jaxase ba boo nee charia rek dafay andi ragal. dëgg la mais charia législation la. waaye. du leneen. du leneen constitution la rek. dëgg la. nekkul na yow. charia boo ko waxee rek les hommes pensent. daga bopp daga loxo mais c'est une mode de vie. comme constitution yi tubaab yi defar. dëgg la. te charia am na à moitié aux États-Unis ñu ngi ko fay doxal. dëgg la. waa léegi nag yàlla ne def leen lii bu ngeen ko defee di ngeen mucc àdduna ak àllaaxira. ñu jël lépp sànni. parce que l'Occident nous appelle à un système boo xamante ni ñoom ñoo ko créé bu dee ko pare di ko diriger pour les intérêts égoïstes. te yàlla moom daf ñu woo ci système boo xam ne kenn diriger wu ko. sinon moom. waaw ma desandi foofu di la laaj. yow système boobu nga wax. te nii nga définir nga ko. nga xam ni kon Sénégal ñun dañu lajj. mais inondation yi. moom muy njàqare te nga wax ci lu am solo jëlee ko ci Senghor. ba ci Macky Sall. ñoom fan lañ lajjee ñoom ñëpp. parce que population yi li ñuy xaar mooy lu concret. ku leen jëlee ci ndox mi yóbbu leen fu amul ndox. même boo leen jàppalewul ñu am xëy ak liggéey sax waaye bëgg leen a bàcc ndox moo xam ni ndox mu baaxul la ndox yu bon loolu. responsabilité yooyu ak taxawaay biñ ci war a taxaw lu tax ñun ñu lajj ci njiitu réew mi neen def na ci ay milliards fan la xaalis boobu dugg. man mënu ma gëm ne def na ci ay milliards. ah moom la wax 750 bu ma juumul milliards. parce que d'après les experts opposition bi ñoom dañu ne ñoom seen bopp. waa APR ñoo wax seen bopp 26% la ñu dépensé ko ci 700. ci somme boobu ñu wax ah loolu. mais comment ça se fait-il que yow. depuis ba nga déclaré ne da ngay def plan décennal. ñu ngi yaa ngi ko commencé depuis 2013 xaw ma 2014. ba léegi 8 ans nga dépensé rek 26%. lan la mun defar. nga jàpp ni du farata ci moom wala. nu ko mën a jàng mais problème bi mooy la ma lay wax. xam nga nit boo amatoo valeur morale amuloo valeur spirituelle mënuloo jiite réew mënuloo dimbali askan boobu askan bi du xam-xam moo koy defar. xol moo koy defar bëgg sa réew esprit patriotisme. mooy defar askan. boo xam ne ni dañ leen yar si wax dëgg. yar leen si bañ a sàcc xaalis. yar leen. surtout ci diine. xam nga diine moom boo ko amee. jomma nga naan. yaa ngi defar wala di sàcc. indépendance spirituelle. il faut que nit ki am ko. loolu moom mosul am suñu njiit yi. dëgg la. parce que man mënuma concevoir suuf en tant que un état ngay jël di ko jox ay promoteur ñoo xam ne ñii dañu liggéey xaalis. dëgg la. Dakar presqu'île la. foo gas day gis ndox. dëgg la dëgg la. waaw jàng naa ko dañu ne Dakar est une presqu'île. foo gas da ngay bës ndox. te def canalisation. mu dem parce que chaque 15 kilomètres 20 kilomètres mën nga génne canalisation mu dem ci géej. mais la moo leen tere def loolu. te yow mi jógee Sicap defe naa ne amuñu tubaab yi ñoo ko defar ñun mosuñu inondé parce que tubaab yi ñoo ko defar ñoom si canalisation la ñu njëkkee comme fii. yow gis nga fii nit ñi bu ñuy tabax. oui canalisation la ñu njëkk a defar dëgg la. boo ko deful sa tabax du yëg. ba stade bi ñëw vérifier ko. xam ne canalisation bi am na raccordement. ñu doog la dox sa autorisation. de construire. mais dëgg noonu lay doxee. mënoo jël àll boo xam ne da doon taa
nga dem def fa ay 1000 logements. 500 logements. lekk nit ñi seen xaalis dugal leen fa amul canalisation. dëgg la amul dara. dëgg la mais loolu est-ce que nit bu conscient nit ku patriote nit ku bëgg réew dina ko def. jàpp naa ne waru ko def de. on est tous fautifs. boo nee tous mooy ñun bokkuñu ci ñun jiite wuñu. ñan ngay wax non ñiy jiite. ñi jiite nga wax. ak ñu koy accepté yëpp ils sont fautifs. Fautifs. parce que man du ma sama xaalis du ko def foo xam ne amul canalisation du ma ko def. dëgg la. xam nga taw. taw. kenn mënu ko mesurer. dëgg la. parce que yàlla moom moo yor tawam. gis nga lu doon taw yaa 1000 ans. mooy taw ba léegi. du yokk du wàññeeku. dëgg la. mais moom ci kàttanam. moom mooy xool ne ren jii. nombre de mètres cubes bi moom laay sotti fële. bàyyi fii yàlla noonu lay def. dëgg la. day wër day sotti fii lu bëri bàyyi fii suba mu sotti fële bàyyi fii. àdduna noonu la mës a doxee. dëgg la. donc loo xam ne kenn mënu ko prévoir mais nga xam ne yow moomuloo sa bopp. andi woo fi sa bopp. moomoo taw mënoo téye taw mënoo añ taw. mais nga prévoir. oui. Defar. effectivement. c'est ça le problème. effectivement. dafa mel ni ñun on ne réfléchit pas à nos soi-disant intellectuels modérés boo leen waxee si télévision bi ñuy yuuxu fii naan ñoo am xam-xam mais bu ñu am xam di leen def li mooy tontu bu complet bu am solo bu ñu defal jàngat bu rëy ci inondation yi Daouda jërëjëf foog ñu avancer nag. ba tey dañuy desandi Sénégal parce que tamit Sénégal mooy actualité bi. Daouda yaa ngi dégg coowul politique bi. ñu ngay wax ay chef d'opposition tantôt ñu wax ñu ay waxu 3e mandat Daouda ngay dund ci réew moo xam ne ay problème mandat amu fi. Allemagne moom ñun xalaatuñ ko fii. xam nañ fii ba 200 ans 1000 ans ci kanam tamit xëy na teg nañ bànqaas yoo xam ne mooy wane ni Allemagne di doxee. te suñu réew yi ñu gis ni bi fi Ablaye Wade jógee coow la moo doon waru la bokk war naa bokk léegi ñu ngi ñëwaat tey ji coow li mel ni lu judduwaat Daouda booy jàngat Sénégal fi mu ne nii est-ce que du def ci yow ak tiitaay wala noo ko gisee réew mi fi mu ne nii. non lu jar a tiit la. lu jar a tiit la ñi fi nekk ñëpp am nañu xel ëllëg si biir. ñibbi ak lu ñu mënta am. bu ñu amul sax war nañu mën a ñibbi. mais ci yan condition ngay ñibbi. Sénégal li ma fa gis du luy loo xam ne yomb na ñu jëlee ko fa. dëgg la. du ma woote rébellion de. mais ñi ñu mën a dimbali dëgg. mooy këru diine yi man foofu laa gisee solution. comme lu am ci Mali ak imam Dicko wala. mais tu as vu au Mali. policiers bi di ñëwee kenn faalu leen. il a fallu que benn nitu diine. génn Mali topp ko parce que xam nañu kii il est sincère li muy wax gëm na ko. dëgg la. nit ki nag mënoo ko dimbale yow te gëmu la yow. ñun li ñu yàlla may exploité wuñu ko. te je lance un appel. këru diine yi. nañu mànkoo te jug defar Sénégal. buñ ko deful borom alal yi dinañu ñëw nangu seeni suuf. nangu seeni dëkk te dootuñu fa am baat. dëgg la. moo tax ma leen lance appel. muy appel bu am solo. ñun ñëpp. ci yàlla la ñu jugee. si moom la ñuy dellu. dëgg la. moo ñu fa andi. moom moo xam kan la ñuy jël. dëgg la dëgg la. mais mission bi tax. nit ku nekk yàlla wàcce la fi. yow xam nga ko. tu comprends. parce que tout être est messager. chaque prophète est un messager mais un messager ne veut pas dire un prophète. messager mooy koo xam ne dafa ñëw andi mission. dëgg la. pour remplir ko demaat. dëgg la loo gis rek missionnaire sur terre. dëgg la. ñoom nag comme ñun dañ leen jox suñuy baat. jox leen suñu ngëm-ngëm. ndax seen maama ko liggéey. dañu war a mànkoo. jël réew mi démocratiquement. mooy lan bu ñu mànkoo ba Sénégal yi xam ne mànkoo nañu. mais Sénégal am na ay nit ñoo xam ne jàng nañu. am nañu foi. defuma plus ndax ma faatu ma fenn. mais ku mel ni Thierno Alassane Sall. mais c'est un homme digne. un Sonko. c'est un homme digne. mais ñooñu këru diine yi yëpp bu ñu dayaloo woon ne nañ leen votel kii. mais Sénégal jëm kanam. dëgg la. dinañ ko votel ba pare nekk ci ginnaawam
di suivre. di ko conseiller. mais nitu réew diine loolu la war a servir sa nation. dëgg la mais nekkul rek nga toog yor sa kurus di ñaan lu am solo la. ndax yàlla ñaan la ñu jox. mais dañu war a xam ne dañ ko sikkal ay ñoo xam ne ay saay-saay lañu. dëgg la pour jëlee leen fa. ñun si lu ñu gëm si leen mën a fekk si defar réew. muy tontu bu am solo. lancé nga appel aussi ñu yóbbaale ko. di ko bàyyi xel. waaye dafa ñuy tax ñu descendi ci aussi ci benn regard bu ñuy porter ci responsabilité yi parce que wax nga ak waa Sénégal. mais ñun diaspora bi. da nga bokk ci ma bokk ci ñeneen bokk ci. diaspora bi noo koy jàngate ñun dafa mel ni tamit bari nañuy problème bari nañuy bagage yow sa expérience lu mu la may noo koy jàngate diaspora. xam nga boo gisee dëkk bu mel ni Turquie. seen diaspora ko defar. dëgg la. parce que ñoom dafa am benn fibre patriotique. pour tax si ñoom. seen état lu mu leen woo rek. dañ koy fekk si. dëgg la parce que état bi moom moo wane woon ne loolu. Italie immigré yi ñoo ko defar. Italie. Sénégal ko taxawoon. mais léegi xool fu mu toll. ay immigré ñoo ko defar. dëgg la parce que dañ leen ubbil bunteem. ne ñëw leen ngeen investir. ñu jàppale leen. li ngeen yor su matul ñu mottali leen. noonu la réew di doxee man nag loolu lay xaar ci immigré Sénégal yi parce que il faut ñu manko. manko nag moom xaw na fi manqué. dëgg la waaw boo demee ay États-Unis ay France ay Allemagne Italie même problème la. manko bi xaw na fi des. am na ay nit ñu jàng. gis naa fi ay ingénieur ay docteur ñoo xam ne kawe am na ñoo xam ne nekk nañu NASA. ñi à l'ONU. mais ñooñu boo leen jox la possibilité ñu jib si fan la ñuy jib si. te kooku il faut un état responsable. pour mën a doxal loolu. tant que amuñu un état responsable. immigré yi wóolu ko waa Sénégal wóolu ko defe naa immigré yi duñ si mën dara. dëgg la duñ si mën dara. mais au-delà de sa réponse ma saluer ko d'accord ci mais jàppoon ni tamit état bi faillir na nangu nañ ko maak yow d'accord nañ ci mais tamit immigré yi est-ce que tamit failliruñ lu leen tee ñoom ñu mànkoo xool ay yeneen i piste wala yeneen i bànqaas jaar ci. non faillir nañu man faillir laa ko mun tuddee. parce que boo xoolee yenn dëkk yi au lieu que ñu mànkoo. pour un but bien déterminé. mais ñoom dafa am lu ñuy jiital. fii dafay am association Cologne fii am association Leverkusen fii am association Bonn. fii am daayira Tijaan fii am daayira Murit. fii am daayira Laayeen. fii am daayira Tal. te on est tous des Sénégalais. oui. foofu fan la manko mun a amee. dëgg la. du mën a am. dëgg la. man je prône pour une association des Sénégalais de Nord-Ouest-Fall. dëgg la. qu'il soit Murit. Tijaan Laayeen. musulman chrétien ak lu mu ci doon. ñu def benn fédération bu mag. dëgg la bu jar sax chaque mois ñu cotiser. di mener ay activités. ba dugal ci politique parce que politique lu ñu war la. dëgg la. parce que bu fekkee ni diine la ñu topp. kan moo gënoon politique le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. dëgg la muy lu wér. il était un gouverneur. oui. il était un président. il était un guerrier. oui. il était un combattant. il était tout. oui. musul toog. dëgg la. donc ñun mënuñu taxaw rek ne daayira pare bàyyi Sénégal muy suux. dëgg la du yoon dëgg la. daayira bu jotee dañu war a dem daayira mais. quand la nation appelle. on doit tous être présents. dëgg la. waaw dëgg la. moo tax xam naa bu ñu jógee fii yow xam naa ne ci gars yu tàng yi nga. maa ngi jéem. am na benn projet boo ma wax léegi ñu jot ci waxtaan. xam naa ne loolu tamit man su si mënee jàpp tamit dinaa si jàpp. mën nañ ci dugg mooy maanaam xalaat ni war nañu mën a jëmbat ay garab yu bari rendre le Sénégal vert kon ni ko Allemagne nekkee France nekk ko ak yeneen dëkk yi. mën nañ ci dugg muy projet boobu noonu. nga wax ma ci sa xalaat un Sénégal vert. boo xam ni inondation yi lii si bëri ñàkk garab Sénégal moo ko andi. dëgg la man doxantu naa yéeg ni koy waxee statue de renaissance waaw. mais boo yéegee ci woo ba xool atmosphère bi Dakar mais da ngay jommi. oui doo gis garab. amul espace vert. dëgg la te
pollution bu atroce moo fa am. dëgg la seen voitures yi dégagé ay diesel. dëgg la parce que yow ci nga nekk xam nga secteur bi les voitures. ak pollution bi. muy ñuul kuk nit ñi du ñu noy moo tax la fa gis AVC yi bëri na fa diabète bi cancer bi problème rein mais la moo koy andi. c'est vrai. parce que amul oxygène. amul oxygène. moo tax les gens meurent comme des mouches. dëgg la. il faut ñu commencer di jëmbat garab. dëgg la. te projet aéroport boobu Macky Sall naan da koy defaat ay béton. da bàyyi loolu. dëgg la. mooy l'ancien aéroport. l'ancien aéroport Yoff. da nga ñaan ñu def ko un espace vert. nañ ko def parc. très bien espace vert. dëgg la xale yi am fu ñu fowee. dëgg la mën na fa def sax ay jeux. dëgg la. nit ñi ñëw di fay. dëgg la état bi gère ko. loolu mooy gën a mën a andi xaalis loo xam ne mën na dem sur 50 ans mën na dem sur 100 ans état bi di si bénéficier wu nit ñi di si am espace. muy lu di si foo. muy lu am solo. waaw ñu profité aussi appuyer cette idée là bi Daouda wax l'ancien aéroport Dakar Senghor Léopold Senghor ñu ngi ñaan autorité yi la diaspora allemande fii nii ci Cologne ñu fexe ba ñu def ko un espace vert un parc moo gën ñu koy dagg di ko morceler di ko jaay wala leneen. kooku moom Immigré TV da koy saluer te ci jàpp ci combat boobu noonu. ça va de l'intérêt de nos enfants. bien sûr. il faut ñu jàpp si. bien sûr parce que Dakar amatul verdure. dëgg la amatul espace. dëgg la lépp jaay nañ ko. dëgg la boo demee Niayes man je me rappelle bi ñu nekkee xale dañ daan dem ba zone des Niayes. dafa fo. dëgg la. ba ay côté parcelle. dëgg la. amatul garab nit ñi dañ daan dem du fo. dëgg la. amatul foofu yi léegi Sénégal. c'est vrai. moo tax ces jeunes dañuy nerveux dañuy mujj léegi dem di agressé. ouais. di sàcc mais yooyu moo ko andi. c'est vrai. parce que dañuy fattu. c'est vrai. Allemagne boo ko xoolee doo dox mukk 5 kilomètres te gisoo parc. oui. des forêts des parcs un peu partout. ay pôle lañuy def dañuy tabax fii bàyyi fii vert. tabax fii bàyyi fii vert. mais loolu moo tax fii bu tawee ndox du taxaw ak lu mu munti taw. dëgg la te lu muy taw fii du ko taw suñu dëkk. fii il pleut toute l'année. toute l'année nekkul canalisation rek mooy téye ndox te ay nit ñoo koy defar. ay nit rek lañ de. fii garab bu nekk seen numéro bi. boo ko daggee da ngay dem kaso. dëgg la. il faut nga am autorisation. dëgg la pour mën a dagg garab. dëgg la mais Sénégal yi dagg rek. yaa ngi gis sax récemment rek am na ay sénégalais ci coowul ndengleer yi gis nañ ay caterpillar yuy déjjati ay garabu guy. ak guy lu mu symboliser Sénégal ak fruit bi lu mu mën a faj ci. waaw lan moo ko ba faire. te ñooñu dara fekku leen ci de. dara fekku leen ci. tout ça normal pour un état intelligent. Daouda mën nañ fi fanaan. ndax yow géej nga. waaye temps daf ñuy tënk. activités yi tënk ñu. léegi daf ma dese ñaari laaj. benn bi day jëm ci xale yi. nga jàngatal ma xale yi bu ndaw yi juddoo fii. da nga am ci njaboot. boobu laay dugg foofu xale yi lan nga leen di sànni suñu doom yi màgge fii ak suñu rakk yi. suñu doom yi mooy ñuy déglu seeni parents. parce que ñun yàlla def na juddoo wuñu fi. ñëw nañ fi naan ñu sàngara jaay ñu yàmba. toxuñu yàmba. duñ fi ñëw avec un esprit sain. yàquñu suñu bopp. dëgg la. donc ñoom dañu war a roy ci seen parents yi. te bañ a roy tubaab yi. dëgg la. parce que ñoom seen culture. ak seen diine. bokkul ak ñun dara. dëgg la. ñun wut moo ñu fi andi. bis bu ñu amee yaakaar naa ne ñu ñibbi. li ma gën a bañ nag mooy tu te considères comme un immigré. xam nga su ma déggee ne kii immigré la. wala il fait partie de la diaspora man d'accorduma ci wax jooju. dëgg la. parce que l'homme noir est partout chez lui. dëgg la. et la science archéologique l'a confirmé. dëgg la. la science archéologique. confirme cela. xam nga bi yàlla di wax descendez multipliez-vous. allez remplir la terre waxu ko woon tubaab bi. nit ñu la ko daal wax. dëgg la. donc foo dem tey ci àdduna dafa gis ay nit ñoo xam ne fa la ñu enraciné woo. dëgg la juddoo seen maam yi juddoo fa. même après tubaab bi ñëw nañu oppressé rey ñu bëri. mais doon na benn continent dans le monde te doo fekk ni ku ñuul. dëgg la moo tax mais bañ wax jooju
dëgg la may wax nit ñi rek fu ngeen mënti nekk xam leen ne vous êtes chez vous. dëgg la tubaab yi ëpp leen fi dara. muy appel bu am lieu solo de travail la rek. duñ fi ñëw pour wut dafa mel ni nga nekk doo Dakar dem wuti Ndar. Ndar waaw ay bloc de pierre la rek. continent yi. dëgg la tubaab yi ñoo jéem a jaxal suñu esprit. mais l'homme noir est partout chez lui. très bien muy tontu bu am solo suñu njaboot gi dinañ ko dégg incha allah Daouda jeex nañ li wolof di wax lu neex du doy tey ñu amoon gan mu mbégte mu rëy nga wan nañu vraiment doomu Sénégal gi nga doon réew mi ñor na la te wane nga ko ma jox la kàddu gi nag pour nga tàggoo suñu xarit yi ñuy seetaan. waaw maa ngi lay remercier. Serigne Cheikh di remercier surtout Seydina mu nekk nit ku baax nit ku respecté Sénégalais nit ku bëgg xeetam. Seydina Ndoye le maître technicien l'homme qui est derrière les caméras ñu ngi koy nuyu ndax bu dul moom image du am de. man dama koy neexal sax ndax bu ma ko neexalul. gis naa loolu image du am gis naa loolu mu nekk ku jàmbaate. dëgg la di koy ñaanal rek. mu mën ko seede aussi lii ngeen taxawal. yàlla def ci barke. amin ba mu nekk télévision. amin pour toute la diaspora. amin 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 xarit yi suñu Immigré TV yéen a ko gisandoo tey fii ci Leverkusen mu doon mbégte tey ci au café du coin muy émission buy sax léegi ñu leen di indil ay trajectoire ay parcours ay sénégalais yu am solo am expérience di jaar di partager ñun plateau bi di ñu jox seen expérience di encore une fois di ci profiter di lancer waat appel bi comme toujours maanaam ngeen jàppale ñu fekk suñu Immigré TV ñu ànd liggéey ko parce que liggéey bi ñun ñëpp la. tijji nañ suñu buntu comme ni ko Seydina Ndoye di waxee tijji nañ suñuy parentaire maanaam Immigré TV tàllal na loxo jëpp fekk si leen ñu ànd liggéey bi maa ngi ci profité aussi di ndokkeel ñëpp di masawaat encore une fois suñu mbokk sénégalais yi nga xam ni dañoo sonn ci inondation bi di ñaan yàlla ñi ci jiitu moom mu yërëm leen ñi dund coono bi ñun Immigré TV ñu ngi associé wu ci seen métit di leen wax ni yàlla jeexul yàlla dina wàcc incha allah di ñaanal sénégalais yi di ñaanal waa adduna bi di ñaanal waa Cologne ak sénégalais yi Allemagne di wax di leen jox dig daje bu gàtt ci fan yu néew ci fii ci Leverkusen au café du coin ak yeneen émission jaa ngeen jëf.